ci commune bu Koki daanaka ay hectares yu bari yu nu ji woon ci ñebbe lépp awoor yi lekk nañu ko ba mu jeex baykat yi ñàkk pexe jaaxle xamatuñu lu ñuy def lii moo waral Cheikh Diop opérateur semencier nekk tamit chef de village bu Koki daal di yëkkati juróom-ñetti tonnes ci jiwu ñebbe may ko baykat yi nga xam ne seeni tool yàqu na ngir ñu mën a dabuwaat nawet bi. bu ngeen gisee tey ñu daje fi dafa am lu xew ndax dañu toll ci nawet bi ñu toll ba fi mu toll nii ku ne xam na arrondissement Koki ñoom ñebbe mooy seen base mooy seen culture de rente moom lañ xam moom la ñu ji suñu borom nag ki dogalam jiyoon nañ tool yi yëpp yàlla dogal tool yi yàqu li ko yàq it du ci coobare kenn coobare suñu borom la ndax moom moo leen fi yebal ñu ñëw loolu yàqu dañoo gis ne loolu mooy li gën nangu nañ ko parce que loolu nattu la mën naa bu tool yi yàqul woon leneen mën naa yàqu lu ëpp tool kon loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax bi mu yàqoo it tooguñu wax nañ autorité yi fi nekk le sous-préfet mi ngi nii en tant que représentant de l'État def na li mu war a def ànd na ak population yi ànd ak ñun génn dem visite dem xooli tool yi ba noppi li ci war a def mu def ko jàll ak fa mu war a àgg kon loolu ñu ngi koy sant bu baax préfet en tant que chef du village ñu ngi lay sant bu baax sa taxawaay ci loolu di sant it monsieur le maire depuis ba lii amee ba léegi moom it guddi gu ne bis bu ne loolu ci lay xëy ci lay gont ànd nañ ak moom visite tool yi ba 18h ñu ngi ci àll bi li ñu war a def lépp def na ko moom it lu mu war a bind na ko fa mu war a jooytoo jooytu na fa ba mu xam na jafe-jafe population yi jafe-jafeem la kon loolu tey jii man moo taxit man en tant que chef de village en tant que opérateur semencier ma ne tey ma xalaat ne waruma toog parce que collaborateur état la di liggéey ak état te lii dal nii ñun ñëpp la dal te ñun dañoo war a contribuer ci état bi parce que ci la ñu bokk moo tax ma xalaat tey ne am nañu variété ñebbe boo xam ne cycle court la variété melax boo xam ne mën na durer 45 jours mën na ñor ñu gis ne fi nawet bi toll mën na fi ñor moo tax ñu xalaat jël ko jàppale ko population yi teg ko ci loxo monsieur le préfet ci loxo monsieur le maire ñu seet ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo ñu jox leen ko ñu séddal leen ko ñu dem ji ko. distribution bi man du ma xam nu mu dem parce que en tant que chef du village bu doon commission membre laa ci laa bokk waaye tey lii en tant que donateur dama koy tekki loxo préfet loxo maire ñoom xam nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo danañ leen ko jox nu mu gën a gaawee ñebe gi tey incha allah du fi fanaan ñoom danañ woo bénéficiaire yëpp ñu teg ko seen loxo ñu dem ñu ji moo tax lii fi ñëw 500 sacs la 500 hectares. Télé Maysa Ndiaye rafetlu doxalinu Cheikh Diop mi mu jàpp ne nii la patriote di doxee ndax dafa mayaat sens baykat yi nga xam ne daanaka seen yaakaar yépp a tasoon. waaw initiative bi Cheikh Diop du lu may njëkk a commencé duñ def lu dul gërëm ko c'est pas la première fois mu koy def fii ci biir Koki ndax moom dafa dëkk ci Koki bokk ci Koki en même temps di chef de village nekk fi opérateur ba pare di def ci biir Koki kon lu ñu def lu dul di ko sant mu ngeen xam ni fii ñu toll actuellement sunu mbay mi ñëpp a xam ni mu demee ci sunu zone bi zone sinistrée la ñu dem ci tool yi def fi reportage ak RTS ñëwoon nañ fi génn ko xool tool yi lépp awar yi lekk nañ ko ak picheron yeeg ak yi fi nekkoon yëpp mu am problème nag ci xam ngeen ni moment bii ñu nekk baykat yi ñëpp a sonn fi ñu toll bu dul sax ñàkk ngeen ñàkk mais xam nga moment bi baykat du yor dara alors li ñu doon def demander pour que état bi jàppale nu ci pour ñu mën a am semence yoo xamee ni pour ñu mën a compensation boo xam ne dana mën a jéem a rattraper dara bu ñu amul ñebbe tam am ngooñ xam ngeen ni zone bi zone ñebbe la ak gerte alors bi ñu ko kii itam amaguñu ci fi ñu toll xam nga ni taw na Cheikh bi ñu demee sollicité ko ci ak mbaaxam ci laabiram mu xam ne ci population bi la dëkk mu yëkkati 500 sacs ñebbe di ko jox ko commune bi jàppale nu ko kon lu def lu dul di ko sant di ko gërëm ndax moom xam na lu population bi li ñuy dund ndax li ñuy wax toujours ki nekk sur place di ko dund moo ko xam ndax fu mu toll nit ñaa ngi koy sollicité alors mu jël nag ne moom itam initiative bi mu demee wax ko mu jël initiative bi jël 500 tonnes 500 sacs de 16 kilos di 8 tonnes jox ñu ko pour ñu jàppale ko baykat yi. fi ñu toll bu ñuy pare di ko distribuer nit ñi dem ji ci tool yi yàlla nag moo xam li mooy ñoral mooy xamuñu li ci topp waaye daañu demaat daal jiwaat lii en tout cas daal soulagement bu rëy la ci baykat yi kon ñi nga ñaan yàlla itam ñeneen nag ñu topp ci jàppale baykat yi ba nga xamee ni lii ñu du dund dootuñu ko dundati ndax ñun ñebbe rek la ñu xam ndax xam nga zone bii du lu bay leneen lu gerte ñebbe moom lañ xam te suñuy maam ba léegi te ñebbe mooy presque culture de rente bi wax fii ci biir ci sunu gox bi
ci la nit ñi di dund, ci la nit ñi di def lépp. boo fekkee bu ñebbe ñoree mu ngi ni opérateur la Jóob la sant xam na ko bu ñu ñoom presque ñebbe ji nit ñi moom la ñu ñëw di ko jaay si. kon moom li mu def nun mënuñu def lu di ko sant di ko gërëm. opérateur bu mel nii dafa xaw a jafe ndax moom mus sa manqué dara foo ko yóbbul ma semence mu yóbbul la fa semence kon état bi daf ko war a jàppale ndax ñu mel nii bu ko amee rek état bi dootuñu am benn problème ndax gis ngeen li ñu fi dal ci semence yi ci ren am na ak communes yoo xam ne amuñu semence te vraiment bu ñu ko joxoon tey lii kii def lii boo ko joxoon semence pour mu def ko kon day gaaw kon ñu ñaan yàlla état bi jàppale ko ba nga xam ne nun daal suñu zone bii lépp lu ñuy defati nan na ko joxal mu jaar ci moom jàppale ko. ñoom baykat yi daanaka dañoo noyuwaat bu baax gannaaw ba ñu leen joxee jiwu wi. comme ni ko monsieur le maire waxee rek ren jiw wi teeloon nañ cee jot préparé woon nañ ko mais nag gis nga ni mu demee di ko gën a santaataat ci initiative bi mu def parce que nit ñi ci bari jaaxle woon nañ tool yooyu awar yi lekk ba mu jeex fu ñuy jëlee luñ fa def tey bu defee acte bi ñun ñi nga xamante ne si dañoo nekk ci biir ville Koki ak 57 villages yi dañ koy sant di ko gërëm di sant monsieur le maire ci initiative bi di wax état bi it ñu jàppalewaat Cheikh Diop parce que opérateur la boo xamante ne vraiment ku jàmbaare la kuy jàppale population bi la monsieur le maire tamit di koo xamante ne si kuy dimbale askan wi la parce que moom it acte boobu def na ko ren jii jël na jiwu joxe ko gerte gu bëri wax dëgg yàlla askan bi yëpp dem na ci ñoom kenn ku ci nekk jàppale na la ci jiwu mais gis nga lii yàlla dogal moo ko dogal mënuñ ci dara mais en même temps daal ñu ngi leen di sant ñoom di leen gërëm di sant population bi yëpp di leen wax ne lii nii ñu jot nii nañ fexe gaaw distribuer ko rek mu dem ci askan bi ñu gaaw dem ji jiwaat xaar sun borom ba xam lu muy dogal. état bi seen ji egsi na teel nañ cee jot sax mais maire laa wax ne dafa wuti ay moyens boppam jël jiwu joxaat ko askan bi dolli leen ci li leen opérateur bi jox loolu laa wax dem na wuti jiwu joxaat ko askan bi dolli ci li opérateur bi joxe opérateur bi moom yaakaar naa ne commune bi mooy commune bi njëkk a jot jiwoo ñun moom jot nañ suñu jiwu bu yàgg te la war a ñëw lépp ñëw na bokkoon naa ci ñi nga xamante ne ñu ko doon saytu la maire moo ma fa tegoon wax dëgg yàlla macha allah jiwu wi baax na teel naa ñëw sant nañ ci gërëm nañ ci boo xoolee tey presque mën naa wax ne gerte bi moom rek moo ci des tuuti ay yax yu ñu fa bàyyi mais luy ñebbe moom dafa jeex tool yi daanaka mën na nekk ab terrain football dara ci ñebbe amatul dugub ji li may wax nii dañ cee yéeg lekk ko ba dugub ji boo xoolee ma nga xonk cooy xamatuñ mën na baax xamatu baax mais en tout cas gerte gi moom des na ay yax ñu ngi pompé ñu ngi def daal li ñu ci war a def yëpp mais ñebbe ji moom jeex na moom. terewul nag keroog bi ñuy joxe jiw wi Cheikh Diop jaare na fa interpellé nag autorité compétente yi ngir ñu mën a indi ay unité mobile DPV ci arrondissement yi bu ko defee nag intervention yi di gën a ñëw. DPV yàgg nañ ci jooytu wax ne lii yàq tool yi muy awar yi chaque année day ñëw di ko def te DPV mi ngi fi loolu mooy spécialité am te loolu lañ jàng ñoom kon ñoom jaadu na ñoom ñu fi xeex ak lii ba awar jug fi. kon loolu lañ ci woo DPV mu wuti ay moyens moom mu seet ñoom comme jàng nañ ko xam nañ ni ñu xeex ak awar yi ba mu jóge fi li ñu xalaataan mooy déwén incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee bu ñu traité wut tool yi amoon awar yëpp danañ ko amaat parce que awar yi seen cycle mat na dugg nañ ci suuf dee nañ nen nañ fa déwén incha allah bu tawee ñu judduwaat defaat les mêmes dégâts kon nag jot na DPV wuti les moyens taxaw ñëw xeex ak awar yi ñu jóge fi loolu moom vraiment ñu ngi ko ci woo di ko ci xaar organisation filière ñebbe lu jaadu la parce que ku ne xam na région de Louga mooy zone d'excellence de ñebbe 70% ci li ñu bay ci Sénégal région de Louga lañ koy bay kon jaadu na aussi ñun waa région de Louga ñun acteurs yi ñu taxawaat dajewaat xoolaat organiser wu taxawal benn filière nu ñu mën a xeexe ba ñebbe ji ñu fexe nu mu gën a mën a ñoŋe parce que ñebbe ji boo ko xoolee kenn waru ko négliger ndax li muy dugal ci koom-koom ci département bi néew na benn culture boo ko fi dugal gerte dafa am bayra ñu ngi koy tudd baax tey boo xooloon liy génn ci gerte li fiy ñor ci arrondissement bi wala liy ñor ci département bi boo ko doon xayma la mu doon valeur bi ci boo ko xoolee ci en économiquement li ñebbe dugal gerte dugalu ko parce que bi ñu xoolee statistiques yi li ñu fi dugaloon daaw ñu ne liy ñor ci région bi 129 000 tonnes la loolu techniciens yi ñoom ñoo ko xayma mais man li ma jàpp mooy ëpp na loolu 129 000 tonnes donc boo ci yemoon jël prix bi nga xam ne moo gën a yomb muy prix moyenne bi ëpp na 80 milliards te fi may waxee yow ni tey ci la ñebbe mi ngi jar 1200
bu doon 1200 lay jar ci 129 000 tonnes yooyu nga multiplier ko xool ko lu mu gàtt ëpp na 100 et quelques milliards wala dana li koy manqué 200 milliards du bari kon tey ñebbe am na njariñ baykat yi ci la ñuy dund ci la ñuy tabax ci la ñuy fay seen njàng doom ci la ñuy def seen lépp ñebbe moo leen ko yore man boo defoon reportage dugg ci dëkk bi àll bi lépp nga laaj baykat boo dugg danaa la man lii ma am nii ñebbe moo ko may kon ñun xam nañ lan mooy ñebbe kon nag bu ñu amee loo xam ne mooy taxaw yàq ñebbe ji wax dëgg yàlla danañ yuuxu jooy ñu ñëw jàppale ñu ba li yàq ñebbe moom ñu taxaw xeex ak moom ba mu jug fi tey bu doon DPV amoon na benn unité bu nekk en place parce que unité bi fi nekk Linguère la nekk foofu la résider tey bu doon amoon nañ benn point focal fii ci Koki mu nekk fi résider fi toog fi ak équipement yëpp bu ñu ne am na benn attaque bu am automatiquement dañuy jug ñëw intervenir mais ravageurs yi dañoo gaaw duñu xaar tey bu ñu oote woon na unité bi ma nga Linguère le temps ngay ñëw rek doo fekk dara bu nekkoon nag loo xam ne dafa nekk sur place fii bu ñu nee ëpp ñu dugg intervenir dana gën a efficace. mu di nag doléance yoo xamante ni sous-préfet bu Koki nee na dana ko jottali ba mu àgg ca kaw ngir ñu indi ay solution ci jafe-jafe yi nga xam ne buñ ci jógul mën naa faagaagal filière ñebbe bi. mbir mi dafay gaaw trop su na ko waxee suba si balaa ngoon ngay soo ñëwee da ngay doo fekk dara si tool bi donc loolu aussi bokk na si doléance yoo xam ne wax nañ ñu ko te dinañ ko remonter pour ñu incha allah déwén nañ xam ne dañu teel a jël mesures yi nga xam ne dinañ ko def ba nga xam ne lu mel ni duñu gaaw bettee nii. jërëjëf merci.